WPAT Patterson. AM 930. New York, it's WPAT. WPAT. Here's important new information from the Diabetes Solution Center for you, a family member, or a loved one suffering with diabetes. If you have lost your provider, or if you need a provider for diabetic supplies, you may qualify to receive your diabetic testing supplies now with little or no out-of-pocket cost, regardless of your age. All you need is Medicare or private insurance to be potentially eligible. Call the Diabetes Solution Center right now for details. Just takes a couple of minutes. Our friendly, knowledgeable agents will give you free, no-obligation information, handle all the insurance paperwork, and make sure your supplies are delivered directly to your door for free. Call U.S. Medical Supply 24 hours a day. 888-303-9136. 888-303-9136. 888-303-9136. Call right now. 888-303-9136. Do you take Viagra? Are you tired of overpaying for your pills? What if you could get the exact same results for a fraction of the price? Guaranteed. Well, now you can with Sildenafil, the active ingredient in Viagra. With 20 milligram generic Sildenafil tablets, you get the exact same results of Viagra for less than $2 per pill. And again, the results are guaranteed. That's right, absolutely guaranteed results for a fraction of the cost of Viagra. So give your wallet a break and call us toll-free at 800-460-2558 to get your generic Sildenafil delivered discreetly to your door. And of course, while saving hundreds of dollars, you'll also be saving time by saying goodbye to those long, embarrassing pharmacy lines once and for all. Again, just call 800-460-2558 and get your generic Sildenafil with a 100% money-back guarantee. Getting your pills doesn't get any easier or cheaper than this. So call 800-460-2558 now. A non-attorney spokesperson paid for by Openjar. Attention! Hernia repair surgeries are one of the most common surgeries performed in the United States, with over 1 million procedures performed annually. However, a popular mesh product has been linked to severe complications. If you had a hernia mesh implanted and have experienced chronic pain, infection, adhesions, wound reopening, mesh migration, bowel obstruction, or need a replacement or revision surgery, then call the Hernia Mesh Helpline now at 800-685-1408. Our network of attorneys are ready to fight for you. Call 800-685-1408. 800-685-1408. AM 930 WPAT, coming at you from New York City. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. xanaa tàmbalee rek sant ci nga xam ne moom moo jara sant muy suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu may kattan ak wér ba ñu ñëwati tey fii ci dibéer ji rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo Gagub Ganaar ñu ñëw fii tey nag fas yéene saafonte ak yéen nag ngoon la li nag moom ñu ngi koy tàmbalee waxtu 9h lañ koy def ba 10h ci waxtu New York nag tàmbali nag di nuyu ñëpp nag bàyyiwuma kenn wax dëgg yàlla bépp sénégalais bépp africain képp koo xam ne nii yaa ngi ci diaspora bi nag wax dëgg yàlla maa ngi lay nuyu goo xam ne nii gi ñu suñu borom boole muy salaamaaleykum wa rahmatullah di leen sant nag yéen ñëpp ci rafetlu bi nga xam ne yéen a ngi rafetlu émission bi ci boppam kon nag maa ngi leen di sant cant goo xam ne nii am na fu mu tàmbale waaye amul fu muy yem. xanaa rek di wax nit ñi déwénati parce que ñi ngi soog a génn ci weer wi nga xam ne mooy weeru koor muy le mois béni de Ramadan suñ borom woorloo ñu ko ñu woor ko nag ñu koy ñaan mu nangul ñu ñun ñëpp wax dëgg yàlla parce que lu ñu sant la ñu fas yéene di ko def nag wax dëgg yàlla tant que ñi ngi fi nekk tey am itam kattan kon nag lépp loo xam ne ni jaamu nañ ko rek yàlla ñu ko suñ borom subhanahu wa taala nangul lépp loo xam ne ni ay gàllankoor la aussi yàlla ñu ko jéggal di wax nag ni weer wi jeex na waaye nag jaamu yàlla gi jeexul wax dëgg yàlla ndax soo seetloo weeru koor gi jàkke yi daraan fees dell kon nag sama maas gii nag ci la sama bopp laay tàmbalee ndaxte bay ci sawewu tànk nañuy fexe aussi di feesal jàkke yi parce que du koor gi am solo julli gi ci boppam moom moo ko gën a am solo kon nag nañuy fexe di feesal jàkke yi moom la ñu am ginnaaw loolu aussi wax dëgg yàlla su fekkente ni nu mu tuddati na su loolu wéyee aussi li ñuy wax léegi ni fête des pères bàyyi yi nga xam ne tey la ñuy feetu kon nag ñun bàyyi nañu góorgóorlu wax dëgg yàlla yaar suñu njaboot ci yoonu siraatal mustaqim nañu góorgóorlu aussi te suñu soxna yi bu dëgër waaye yéen tam soxna yéen a ngeen góorgóorlu wax dëgg yàlla jàpp ñu aussi bu dëgër ndax lépp sotti ci ak def ci la parce que yàlla moo ñu boole kenn choisiraloo sa bopp ndogal bu yàlla tudd la ñun ñu sabalu rek yàlla mottali ko kon nag ñun ñëpp nañu góorgóorlu xam ne sotti ci ak def ci la yàlla moo ñu boole mënuñoo tàqalikoo nañuy fexe rek ku ci nekk nga bay sa waar nu mu gën a rafetee donc émission tey bi aussi dina commencer comme ni ma koy defee lettre bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ñu ko yónnee jaarale ko nag ci nga xam ni moom moo ko jaarale muy suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ni moom la ñu am moo gën suñuy doom moo gën suñuy ndey moo gën suñuy baay moo gën lépp lu ñu am wax dëgg yàlla képp ku ko ni kocc nag danan la ni baw ak lu ñu ci mën a fekk nag jaral nañu ko ñun jaral nañu ko lu ñu ci mën a fekk rek jaral nañu ko parce que dañoo fas yéene step yi nga xam ni moom la doon def ñun tam ñu fexe tekki suñuy tànk ba bis bu ñu demee ci lu amul benn sikki sàkk suñ boroom ñu ñaan ko mu atte ñu ci yërmandeem boole ñoog suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci àjjanay firdawsi yéen ñiy déglu ñëpp na ngeen ni amin ndax suñ boroom nangu ñaan gi donc après aussi daana am benn article boo xam ne nii moom la posté woon ci Facebook bi daanaka sax mooma taxa daanaka bëggoon a tardé sama émission ndax maa ngi soog a ñëw léegi daanaka mais booba ba tey aussi réaction yi ñi ngi génn nit ñi aussi ñeneen ñi ngi may téléphoné aussi ñi ma jotagul ñëpp ñi ngi koy rafetlu dinaa ko lire nag parce que ci français lañ ko bind wante nag rajo Gagub Ganaar dana leen ko waxal ci wolof parce que Facebook bi aussi duñ ci posté ci français lañ koy posté donc su ma ko liiree ba pare dinaa leen waxal ko ci langue ko ci barma parce que loolu defe naa duteur rajo Gagub Ganaar
kon su loolu weesoo aussi après dina ubbi antenne bi ci li yaatu comme ça ñu siyaarente ku ci nekk aussi looy kii nga loo mën a xam loo mën a wax aussi ci lépp luy rafet loo xam ne nii luy jàppale suñu réew la rajo Gagub Ganaar dana lay bismillah woote bi nga xam ne aussi kee nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom la teg Sénégal muy le président Macky Sall muy dialogue bi nga xam ne doon na ko woote aussi réaction yi ci am danañ ci barkeelu danañ ci wax yéen tam aussi su fekkente ne am na lu ngeen ci yokk bismillah parce que Sénégal kenn moomu ko ku ci nekk am nga un droit de regard sur ce pays yàlla mooy tànn mooy seet ko neex mu jiital ko comme kii la jiital muy le président Macky Sall ak koo mën a doon rek fexeel ba ëllëg ci si biir nettali bi rafet parce que yàlla mayewul day dénkaane avant lui am na yeneen président yu fi jaaroon après lui aussi dana am ñeneen ñu fi jaar mbir mi toujours dama koy expliquer bu kenn saalit bul la buy tourner bul la boo xam ne nii képp ku saw tur génn suñ borom ni la yow la wallahi lazim kenn mënu ci dara kon nag nañu ko rafetal moo xam opposition la moo xam parti au pouvoir la ñun ñëpp ñu fexe café gi ñu bañ koo xorom parce que suñ ko xoromee aussi dañ koy mujj tuur te kenn du ko naan nañu fexe ba Sénégal ku ci nekk waaru yi nga am na nga ko ci def nga bay sa wàll ci waaru yi nga xam ne ëllëg ci si biir génération yi nga xam ne ñoom ñoo fiy ñëw ñoom ñoo ñu remplacer su ñëwee fekk fi héritage boo xam ne nii bu rafet la kon li may tàmbalee rek leetar bi nga xam ni suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko yónnee jaarale ci ki nga xam ne moom moo ko jaarale muy suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wa salaam. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard man dhal ladhii yashfa'u 'indahu illaa bi'idhnihi ya'lamu maa bayna aydihim wa maa khalfahum wa laa yuhiituuna bishay'in min 'ilmihi illaa bimaa shaa'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار
جعلناها خفيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. 21h17 à New York, 1h17 du matin en temps universel. C'est bien Radio Sénégal Émergent, la radio Gagoub Ganar, que vous écoutez et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne WPAT930am.com. Et si vous avez envie de nous écouter au téléphone, il suffit juste de composer le 641 552 87 62. Ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la radio Gagoub Ganar, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs.
La radio Gagoub Ganar s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. La radio Gagoub Ganar vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent, bien sûr, sous l'ère du président Ousmane Sonko. Radio Sénégal émergent, la radio Gagoub Ganar, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar. Voilà, mbokki auditeurs yi ñu dellu si waat ci waxukaay bi, c'était pour remettre un peu de l'ordre dans mes idées. Xanaa indi rek benn précision. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, di ko dàkkentele la rajo Gagoub Ganar, dëgg la fi nekkal. Lépp loo xam ne ni gis na ko muy avaler solo Sénégal dans le bon sens, dinaa ko teg, dinaa ko wax ba ñu ma ci dara. Bu ñu yaakaar ni dama fay nekkal opposition bi kese, bu ñu yaakaar ni dama fay nekkal pouvoir bi kese, lépp loo xam ne ni opposition bi def na ko ci lu baax, suñu ma indilee cassette bi te mu wóor ma wóoral yàlla ni lii lu baax la, luy avancer loo Sénégal la, luy boole nit ñi ñu nekk benn la, soo ñu ma ko indilee ma teg ko.
lépp loo xam ne ni aussi opposition bi def na ko te muy luy gàllankoor Sénégal muy yàq Sénégal aussi dinaa ko wax dinaa ko décrier lépp loo xam ne ni aussi pouvoir bi def na ko loo xam ne ni wóor na wóor li yàlla ni luy avancé loo Sénégal la lu baax ci askan wi la dinaa ko wax dinaa ko teg mais lépp loo xam ne ni aussi def na safaan ba ci boppam dinaa ko jooytu dinaa ko yuuxu dinaa ko wax donc précision boobu rek laa bëggoon ñu xam ko bu ñu defa ni rek dama fee nekk jël ay xeer def ci mbuus di sànni non loin s'en faut su ngeen gisee may wax lii may wax toujours ji Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ci boppam gisaguma un opposant buy def loolu dinaa ci dikk léegi ci sama num tuddati bi waxuma ni nag amul de mais dama ne gisaguma ko ci boppam liiraguma ko aussi ci boppam déggaguma aussi xam-xam bi mu am ak fit bi mu am ba yëkkati di wax mu jaral ko mu bàyyi postam parce que postam ba mu yoroon ci domaine nee nañ ko noppil ñu neexal la nga yor poste directeur mu lànk askan wi ma saf nee nañ ko noppil ñu def le ministre mu lànk ne askan wi ma saf ñu dàq ko ci boppam yàlla mi nga xam ne dara tawul gis nga fa mu ko dugalaat mu woon leen ni alal ji soxlawu ci dara jëlaat salaire bi ci boppam xaalis bi séddale ko ay baayoo ay jigéen yoo xam ne nii pour ñu ciy def ay projet ci boppam damaa bëgg même Ndiombor su fekkente ne àndoo ak moom rafetlu d'accordal ni mën naa daw Ousmane Sonko yaakaar naa ni sag la ci bépp Sénégalais de bonne foi moo xam ànd nga ak moom moo xam àndoog moom lii ñuy wax ci pétrole bii di ci yuuxu di ci woote di ci def ay concertation yéen a ko déggal seen bopp ba muy génne ba muy wax ci boppam ba pare ni leen lii may wax su fekkente ni àndu leen ci yóbbu leen ma kaso mu jaral ko àll ni selaw su fekkente ne àndu leen ci kaay leen ñu débat àll ni selaw kenn waxul su fekkente ne àndu leen ci génne leen livre bu mel ni bii ma génne ngeen weddi lii ma wax àll ni selaw premier ministre ni képp ku ma déggati nga wax ci affaire pétrole bi te kaso ba nga jëm mu continuer génne un livre de 252 pages def tudde ko pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation muy loo xam ne ni dañ koo foqarti ci suñuy loxo donc yaakaar naa ni le président de la République muy monsieur Macky Sall war na am ay conseillers yu baax na xam ni Sénégal ci boppam moomu ko dañu ko dénk te na fi jóge yàlla rek xam kañ lay doon su fekkente ni yàlla tuddul deuxième mandat bi ak lu mu mën a def ak lu mu mën a wax ala kulli haalin day génn su ko yàlla tuddee itam ak képp ku ko yéerewul itam ala kulli haalin dafay toogaat mais na xam ne du fi toog for rêve am na ñeneen ñu ko fi jiitu woon lii nga xam ne pétrole ak gaz la yàlla andil ñu ko bañ naan kat suñu yàlla dimbalee ba lépp jolli ñun ak ay Arabie Saoudite ci boppam dañuy tegante ak ñoom ay mbagg rafetul nasaraani ci boppam di ko foqar ci suñuy loxo nga xam ni la ca des nga xam ne dañu ne am seen ñamu bët la des nga xam ne ay 10% lay doon muy seen ñamu bët loolu na président ni kaay leen ñu woot ñu seet nuñ koy def mais contrat yoo xam ne nii signé nañ ko 25 ans la jëm ñu propre tegaat ci 10 ans renouvelable ci boppam suñu toogaatee wax dëgg yàlla man jàpp naa ne su fekkoonte ni président Macky Sall li muy woote mi ngi ci moom dana bind lettre ku mel ni Ousmane Sonko ni ko kaay yow mi bindoon lettre bi kaay lii ak lii noo ko waxee noonu dañuy yore am réew mais nag seet say gaa ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla dañuy seet lu la neex ñu di ko wax duñu seet intérêt réew ma duñu seet seen tëraay yu bàmmeel xam ne ku ci nekk lépp loo def da nga ko nettaliwaat ndax bis dana taxaw bu leen ko jaralee falilaahi alhamdu donc loolu rek laa bëggoon ñu xam ko fi may déparé mooy élément bi nga xam ne dinaa leen ko tegal su ma noppee aussi firil leen ci wolof li nga xam ne bind naa ko léegi maa ngi koy soog a pare léegi daanaka xalima gi sax mi ngi tooy ba tey comme ça ma defal leen ko ci wolof. bi di ñëw ci concertation pétrole ak gaz mu doon sujet bu sensible bu jur coow lu rëy ci dëkk bi exactement ñu bëggoon xam ndax le 12 juin boobu incha allah di nga déplacé wu dem wuyu ji dialogue boobu. non xalaatuñu ko ñun kay teel nañ cee wax defe naa bi mu wootee mi ngi ma fekk tournée Casamance journaliste yi biñ ma laajee laa leen ne Macky Sall de su ma séenee ci dialogue boobu xam naa Bob Marley la seen. mais lu tax parce que xam nga Macky Sall dafa war a respecter nit ñi su bëggee ñu respecter ko c'est important Macky Sall kenn la ci Sénégalais yi ëpp fi njàng ëpp fi xam-xam ëpp fi juddu ëpp fi kenn la ci Sénégalais yi par erreur d'ailleurs defe naa parce que bu extraordinaire. parce que bëggoon nañu jëlee fi Ablaye Wade doyloon nañu rek Sénégalais yi jël ko ci 14 millions de Sénégalais ne ko jiital nañ la mais tekkiwul ni moo gën nit ñi su foogee ni moo ëpp nit ñi xel dafay nax boppam Macky Sall benn du c'est pas un homme de dialogue dama bëgg loolu Sénégalais yi xam ko parce que léeg-léeg noonu la ñuy naxee Sénégalais da ngay dégg ñu waaw kii de moom du nitu jàmm comme kay woote na leen dialogue nañu dem rek
Macky Sall du nitu dialogue bi mu toogee ba léegi lan lañ ko ràññee utiliser l'État, l'administration, la justice, les forces de l'ordre pour ku àndul ak moom rek mu dal sa kaw. ñii tëj na leen, ñii rajee na leen, ñii génn leen Sénégal, ñii réprimer leen ci mbedd mi loolu rek la xam benn. ñaareel bi bu defee ay tappaleem ba xam ni jàpp nañ ko mu nekk dos au mur mu ne dialogue. moo fàttali leen histoire u dialogue yi 2016 wootewu fi dialogue salle des banquets woo sëriñ si woo parti politique yi woo man bi ñu waxee laal ne dew ma fa ñu def 4 heures de temps foofu xam nga tax yéen a ngi koy fàttali ko mu toog Abdoulaye Daouda Diallo toog xaw ma kan ak kan ñu def seen cirque dialogue boobu fan la mujje mos nga dégg benn commission bu ñu woote wala benn rapport bu ñu ne dialogue bi la ñu toogaat mu jaxase élection législative yi mbuxum ko génn ci woote dialogue. ñun opposition bi ngeen tuddee yéen journaliste opposition significative ñun ñëpp ñu ne demuñu ca parce que xam nañu day tappale mu am ci opposition bi ñu fa demoon ana ñu ñoom ñëpp gedd nañ ana PUR ana Aïda Mbodj ana Fada ana Aïssata Tall Sall ña fa demoon ñëpp dem nañ ba gis ni waa ji da leen doon mbubboo parce que lenn na ko intéressé woon mooy parrainage mu génnaat ci loolu ne maa ngi woote dialogue ci pétrole li ma bëgg ci dialogue pétrole dama bëgg mu leer naññ ci bopp Sénégalais yi benn dafa am problème de forme man parti politique laa jiite régulièrement reconnu am sama récépissé boo ma buggee invité ci dialogue da nga may envoyé invitation mais du ci presse lay toog dégg ñu ne woote nañu dialogue peut-être ñi mu bëgg a dialoguer ñi mu ragalul ñi nga xam suñu demee dañ ko ne tu es le plus beau tu es le plus mince tu es le plus gentil ñooñu dina leen jox invitation mais ñun envoyé ñu invitation muy problème de forme toujours ba léegi ci problème de forme man soo bëggee dialoguer ak man da ngay def terme de référence dama sëñ bi dama bëgg ñu waxtaan li ma bëgg ñu waxtaan nag lii la ak lii la ak lii la bu ko defee may la lii de baax na waaye man it bëgg naa ñu yokk ci lii ak lii ak lii parce que man it am naa lu ma bëgg a dialoguer ci pétrole bi mais xëy mu ne day dialoguer ci la ñuy am ci pétrole bi naka lañ koy séddalee loolu tappale la xam nga ndax lan benn pétrole dafa am ñaar dafa am lu ñuy wax amont du pétrole ak aval du pétrole amont du pétrole mooy gis nañu pétrole ndax évaluer nañ ko li ñu évaluer ñaata la nu mu toll ndax joxe nañ ko kan lañ ko jox ak ci yan anam lañ ko joxee est-ce que respecté nañu code bi est-ce que sàmmante nañoo lii intérêt Sénégal balaa ngay xalaat intérêt keneen loolu mooy l'amont du pétrole amont du pétrole boobu nag moom Macky Sall ak ministre am ba fa newoon di Aly Ngouille Ndiaye te tey ñu jox ko intérieur ñu ànd ak rakkam di Aliou Sall ak ñeneen ñoo nga xam ne seeni complice lañu dañ cee def ay njombe yoo xam ne njombe yu ñu mënul a bàyyi mu romb la man bind naa ci téere boo xam ne yéen ñëpp gis ngeen ko 242 pages mosoo dégg ko weddi wax naa lan la ci def moom Macky Sall lan la ci Aly Ngouille Ndiaye def lan la ci Franck Timis def lan la ci Aliou Sall def lan la ci Amadou Ba def ak keneen ak keneen ba pare proposer sax des mesures contre ñoom kon loolu lépp nga bëgg tey ñu teg ko fële nga jël suñu pétrole dem jël saay-saay bu mel ni Franck Timis dem jël Ovidiu Tendeur nga xam ne fi mu dëkk sax dañ ko faa condamné actuellement 12 ans de prison ngir corruption dem jël Edi Wang nga xam ne musul gas pétrole fenn nga jël suñu pétrole jox leen ko ñoom ñoo wëlbati ko dem jaay ko xaalis bu dul jeex Cosmos ak BP am ci seeni milliards séddoo ko ak Aliou Sall peut-être dem seen yoon ba pare ne loolu kenn dootu ci wax su bëggoon dialogue foofu la ñuy dooree su bëggoon dialogue balaa muy signer Total parce que français yi def nañ ko pression mu jël li ëpp ci suñu champ pétrolier dem jox ko Total ci condition xam ne baaxul ci Sénégal ndax pour la première fois ma gis ñu def ay tranches 50 000 barils 50 000 barils ba fi ñu toog nii tranche bi gën a kawe 30 000 barils la woon donc ay 10 000 barils lañ daan jël ay 12 000 barils nangam mu dem jël suñu 2017 bi la ko signé dem jël suñu pétrole jébbal ko Total ñëw toog su bëggoon dialogue foofu la ñuy commencé su bëggoon dialogue balaa muy dem di signé ak Mauritanie ne day jël suñu gaz xaaj ko moitié jox Mauritanie da doon woo nit ñi ne kaa la ñu dialogue loolu lépp mu def ko fi ba pare woowul sëriñ si woowul parti politique woowul société civile woowul kenn ba sànq suñu pétrole mu doog a dellu si ne léegi kaa la ñu dialogué
ci la ñuy am as tuut ci pétrole bi naka lañ koy séddale xam nga loolu tappale la. ma bëgg nag nit ñi xam ne gis nga ni ñuy séddalee la ñuy am ci pétrole bi jarul dialogue. jarul daje di waxtaan parce que ku xam finance publique ni muy doxee finance publique budget la ñu am. budget dafa am ay principe yu ko lal principe annualité principe universalité principe unicité de caisse. gis nga la ñu war a am ci pétrole bi du ëpp mukk la ñuy am ci lempo gi ëpp ko de. da nga ko. non dama ko xam parce que xayma nañ ko li ñuy am ci pétrole du ëpp la ñuy am ci lempo. la ñuy am ci pétrole ak la ñuy am ci zircon ak la ñuy am ci phosphate li tax woote wuñu boobu ba léegi ne la ñuy am ci zircon dañ ci waxtaan wala li ñuy am ci phosphate wala li ñuy am ci licence de pêche yi yooyu yëpp ay ressources naturelles la am réew ni muy doxee mooy la ngay am ca fu ne moo xam ressource fiscale ressource non fiscale ressource domaniale ressource halieutique ressource naturelles yi lépp dañ koy dajale ñu def ko état bi daal di xayma ñaata la ñu def li ñuy wax budget def répartition ne lii bëgg nañ mu dem ci njàng mi lii bëgg nañ mu dem ci paj mi lii bëgg nañ mu dem ci xëyu ndaw ñi lii bëgg nañ mu dem ci defar ay taleeg ñoom seen bu ñu paree dañ ko yóbbu assemblée nationale def li ñuy wax marathon budgétaire càmbar benn lii ñu bëgg a jox élevage est-ce que doy na lii ñu bëgg a jox agriculture lii bu ñu weesoo loolu ñu voté ce qu'on appelle la loi de finance suñ ko voté la loi de finance unicité de caisse la benn trésor bi la munoo ci soppi ne lii moo jóge ci pétrole moom dama koy yóbbu fii wala lii moo jóge ci lii déedéet lépp benn budget bi la rek ñaata la état bi am la ñuy laajte. kon li ma bëgg wax daal ci gàttal mooy di woo sénégalais yi di leen yee Macky Sall jàpp na ni àdduna lépp manipulé la ak essayer ndax nit ñi waaye lii muy def gëmu ko li ma wax te dëggal ko te firndeel ko bind ci téeréew di ko wax assemblée nationale di ko wax samay émission Macky Sall sànq na suñu pétrole ak suñu gaz ba noppi d'accord naa nag dem dialogue ak moom mais ci benn fànn benn condition mooy dañuy commencer dialogue bi ca amont pétrole ba dañuy commencer te duñu yem ci pétrole bi nañ ci dugal or bi nga xam ne Sabodala la ñuy bëgg a rey Kédougou nañ ci dugal zircon bi nga xam ne jox nañ ko français yi ñuy yóbbu ay tonnes zircon te Sénégal amu ci dara dinañ ci dugal suñu licence de pêche yi ñu daje pétrole beeg gaz bi ñu daje ñu commencé ci nañ ko naka lañ ko découvrir ñaata lañ ko xaymaa ci ay capacité naka lañ ko joxe ak kan lañ ko jox ak ci ban anam lan la ci Sénégal di am par rapport ak lim ci waroon am dëgg loolu yëpp bu ñu ko dajalee ba pare bu buggee ñu waxtaan nag ci loolu ñu ciy am naka lañ koy jëfandikoo. kon auditeurs yi yéen a ko déggal seen bopp defe naa li le président Ousmane Sonko wax leeral na nit ñi. nii laa bëggoon opposant yi di ko def xeebuma leen nag mais yàlla ci boppam mooy maye te wóor na ma wóoral yàlla ni le président Ousmane Sonko yàlla may na ko xam-xam yàlla may na ko aw fit ragal na yàlla ñeme nag dëgg te bëgg na Sénégal man yaakaar naa ni loolu la ñuy seet ci un leader c'est pas parce que je veux tirer la couverture de son côté toog nañ wax naa ko nee naa ko nii may def di la ko jàppale parce que damaa gis Sénégal ñor la nga ciy liggéey bu rafet boole ko xam-xam ak wu fit xam nga nii mu expliquer pétrole bi ñu ci bari xamuñu ko te ña ngay dem naan ko waaw président nii def noonu la fekk moom le président Macky Sall jaay na mbir mi ba pare lañu ci nasaraan yi ne am seen ñamu bët nga xam ne tuuti la nga xam ne asaka la loolu la ne kaay leen ñu waxtaan ci président Ousmane Sonko nag ne ko du noonu dañuy ñëw ñu commencé ca njëlbeen nga ca puj ba ca kaw ci boppam fa contrat yi nekkee kaay ñu wax loolu ma ne ko nag yow le président Ousmane Sonko duñ lay invité parce que su fekkoon ne demoon nga da nga fa wax dëgg goo xam ne nii wax dëgg yàlla ay kaas dana fa toj kon nag nii laa bëgg opposant yi di ko def nii laa bëgg ñi nga xam ne nee nañ dañoo bëgg kat wax dëgg yàlla ëllëg ci biir suñu borom jox leen réew mi nii laa bëgg ñu di ko def jàpp naa ne nag képp koo xam ne nii sénégalais nga te ak dëgg ñor la wax dëgg yàlla da nga mën a ñëw nga jàppale le président Ousmane Sonko parce que lii muy wax ak lii muy expliqué day wax dëgg yàlla xam naa ni ñu bari xamuñu ko te leeralal na aussi wax dëgg yàlla askan wi nii laa bëggoon vraiment ñu di ko def donc li ma doon wax sànq léegi article yi très rapidement maa ngi koy lire après ma tojal leen ko ci wolof. Où va le Sénégal sans le président Ousmane Sonko? Autant le chef de l'État est la cause du mal qui dérange le Sénégal, autant le président Ousmane Sonko est l'alternative crédible qui arrange le Sénégal.
Le point sur la situation préoccupante, ce septennat imposé aux forceps constitutionnelles est inutilement anxiogène. Il suscite une indignation. Aussi, les frictions s'accumulent. Les inquiétudes se manifestent de tous bords sur les dérives du régime. Si les Sénégalais restent préoccupés par leur pouvoir d'achat, l'éducation, la santé, le chômage, les ressources naturelles polluées, les scandales financiers gravissimes, le président de la République fasse fort sur la transhumance politique. Sa primauté se résume en une seule idée: un second mandat, quel que soit le prix. En fait, son ambitieux programme de campagne en 2012, constitutif de son identité politique à laquelle il a été élu et bien élu président de la République, est aujourd'hui occulté. Ainsi, la politique menée par le chef de l'État échappe au peuple sur fond d'un déficit de prestige, de notoriété dont souffrent sérieusement l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et pourtant, le président de la République continue de surfer sur sa misérable cellule de communication, jugée incompétente par l'opinion. Cependant, accepter les forfaitures de son régime et tenter d'y remédier reviendrait à reconnaître ouvertement une erreur de pilotage. D'une manière générale, il est reproché au chef de l'exécutif d'avoir instauré un système à spectre restreint, très sélectif, très inégalitaire, favorable à sa clientèle électorale, aux étrangers, avec une offre alléchante aux Occidentaux. En clair, le président de la République conforte les Sénégalais dans la pauvreté pour avoir délibérément mis l'ascenseur social en panne. Au finish, sa figure reste négative sur une bonne partie des Sénégalais. En somme, l'efficacité du système est remise en cause. Le Sénégal a besoin d'un changement immédiat. Il y a urgence à le faire, mais le peuple n'a pas besoin de recyclage. Un dinosaure aux mains souillées est un choix indigeste. Il faut du sang neuf pour éradiquer ce système nuisible à toute une nation. Le point sur l'issue favorable, la certitude en vérité absolue. Un personnage est presque l'unanimité, c'est celui du président Ousmane Sonko, et pour cause. L'homme a conscience de l'espace sénégalais dans son ensemble. Aussi, la méthode Sonko sonne comme un cri de ralliement de tous les citoyens qui refusent de résigner au déclin du Sénégal et de rester spectateurs de leur misère induite par le régime. Ce faisant, tout en révérant les failles de l'exécutif, le leader de PASTEF vient avec des idées concrètes qui répondent aux grands enjeux, tout comme aux problèmes du quotidien. Son discours bien élevé, construit sur des thèmes forts, afférents à l'économie, au social, en insistant sur l'autorité de l'État, avec un positionnement très clair sur la fiscalité. Cet opposant potentiel ne peut rester muet devant les oligarchies despotiques et pillardes dans ce pays, masqué par un plan Sénégal émergent ponctué de fiascos du sol au plafond. Toutefois, le président Ousmane Sonko ne change jamais de discours, malgré les invectives émanant des détracteurs. Le chef de l'État et son régime et son entourage se réchignent à en parler pour éviter de le mettre en lumière aux yeux de l'opinion. Aussi violentes seront les attaques verbales du parti au pouvoir, aussi fortes seront la détermination, la constance, la conviction du président Ousmane Sonko quand les intérêts du Sénégal sont mis en péril. Les apéristes avancent à tâtons sans savoir où placer le curseur. Ils sont au-delà du minimum de dignité que l'on devrait garder en politique. Si l'exécutif s'effondre, c'est la fin de la paire. Vive le Sénégal uni et prospère. Donc sama mbokki auditeurs yi très rapidement ma waxal leen ko ci wolof mooy li ma génne léegi te comme Facebook bi ci français lañ koy def xamal leen ni leen day fan la Sénégal gii ñu nekk jëm suñ fi amul woon Ousmane Sonko ni leen day métti wi ci nekk ci biir day nga xam ne mooy déranger Sénégal lu ji njàkk le président de la République moom mooy njàkk
waaye nag saafara nga fa nag saafara si moo di lan am na fi loo xam ne nii day wax dëgg yàlla moom mooy arranger le Sénégal muy le président Ousmane Sonko nan la mbir mi demee lii ba wax fu ma ko teg ngi leen nag juróom-ñaari at yi nga fi nekk nga xam ne dañ koo fuqar ci boppam constitution bi ci boppam moo ne par force dana fi toog juróom-ñaari at kat nit ñi jaaxle nañ lool jaaxle ji tasaaroo na ñi xamatuñu fañ leen jëm ndax nii nga xam ne moom la régime bi di doxalee Sénégalais yi de ñoom seen wax lii la ñi ngi wax affaire nu mu tuddati lu ñu lekk ñi ngi wax affaire njàng mi ñi ngi wax affaire wér-gu-yaram ñi ngi wax affaire chômage ñi ngi wax suñu or beeg suñu gaz beeg suñu pétrole beeg lépp nga xam ne joxe nañ ko Sénégalais yi day loolu la ñuy wax ñi ngi wax itam alal ji nga xam ne ñi ngi koy sàcc ci boppam mbir mi nekk justice su kumba am ndey ak kumba am ndey loolu ñuy wax lépp de moom président moom ay waxam jenn la sant ñun ko président wax jenn la sant moom moo di lan mu ni nu may def ba toogaat fi ba am deuxième mandat ma ni leen nag wax dëgg yàlla ba muy campagne day am andi woon na fi programme bu rafet lool macha allah programme boo xam ne ñëpp nawlu woon nañ ko ci muy ca 2012 ñu rafetlu woon ko lool ñëpp rafetlu ko day wante pas pour programme bi day bi mu toogee day wax dëgg yàlla na ma ko waxee woon defewu ko noonu ma ni leen nag mbir mi day dafa mel ni dafa won ginnaaw pour li muy doxalee dafa won ginnaaw nu mu tuddati dafa won ginnaaw askan wi te kat yaakaar na ni fi mu nekk nii mi ngi toog ci donkaasi gi yaakaar na ni aw naqaram déddu na ko yaakaar na ni toog na jotaayu teraanga ndax fan mooy yaakaar bi moo di kat ci affaire communication ñi nga xam ne kat ñooy bind ak di wax tiim ko di wax fi mu nekk nii di wax loo xam ne nii wax dëgg yàlla nekkul moom moo tax fi mu nekk nii jàpp na ni toog na ci donkaasi gi fi mu ne mbir mi pare na ba noppi waaye nag su fekkoonte ni day nangu na ni ay juumte am na nangu na ni di muy doxalee amul day su boobaa day dana taxaw ni man day fa ma doon jëmale avion bi ndekete du wet googu xamal leen daal ci li gàttal moo di système bi nga xam ne moom lay doxale day système boo xam ne nii daf koo taxañ jëmale genn wet gi fan la jëm maanaam ci waa bitim réew yi ak particulièrement occidentaux yi ci boppam fekk Sénégal yi comme di président Ousmane Sonko doon expliqué léegi daanaka lépp luñ ci am rek asaka lay doon waaye nag yàlla indi na saafara muy ki nga xam ne le président Ousmane Sonko ci boppam de yéen a ko déggal seen bopp ni mu doon expliqué léegi muy koo xam ne nii dafa am un franc parler ragalul li muy wax parce que li muy wax ci dëgg la koy teg li muy wax ci xam-xam la koy teg ba pare kat ni la képp koo xam ne nii li may wax am nga loo ci sikki sàkk kaay ñu toog ñu débat ma di leen lànk leen de képp ku toog ak moom naan da ngay débat bu boobaa da nga xeeb sa bopp ma ne nag lii moo tax président woowu ko parce que su ko woon rek xam naa ne moom mbir mi dana féete boor dana doy kéemaan te dëgg gi dana leer xamal leen ni rek ni leen le président Ousmane Sonko day ak lépp loo xam ne nii ñi ngi ko koy yekk nga xam ni waa APR yi ñu ngi ko koy yekk day du tax mu jëm ginnaaw du tax mu bàyyi ak te bañu ci dara daal kon waa APR nañu xoolaat ni nga xam ne noonu la ñuy doxale xoolaat ni nga xam ne moom la ñuy doxale bi moom moo di lan fexe ba suñu gisee loo xam ne nii lu yoon la suñu gisee loo xam ne nii dëgg la nañuy rafetal seenu kàddu nañuy woddu seeni kàddu dëgg la nag yoon la su fekkente ne président Ousmane Sonko wax na mën nañoo taxaw ñoom itam wax parce que loolu mooy démocratie waaye nag nañ ko teg aussi ci xam-xam nañ ko teg ci loo xam ne nii wax dëgg yàlla dañuy jekki-jekki rek di ko sosal wala leneen déedéet du noonu lépp loo xam ne nii def na ko mën ngeen a jekki-jekki yéen tam ngeen weddi ko mais nag weddi bi ci boppam da ngeen di indi ay preuve yoo xam ne nii mooy wane li mu doon wax ci yul
Radio Sénégal émergent, la radio Gagou Ganar, très rapidement. Mais Amar, man la Fadel, mani déglu naa position Sonko ci. Rapidement, waaw. Waaw, mais man ànduma ak moom. Parce que pas compliqué. Macky Sall la ñu fal. Mais su ñu dafa ne dañu war bëgg a toog waxtaan. te moom ñu wax li ñu war a wax. waaw. mais dafa xëccul diggante bi. parce que moom dañu ko war a wax ni. léegi ñu wax mais su fekkee. xaaral ma laaj la Fadel lu tax le président Macky Sall seet ñi nga xam ni neex na leen mu jox leen lettre invitation Sonko. benn xaaral rek let me finish nekk un député ñaareel ba am un parti boo xam ne nii dañ ko registré en bonne et due forme ana lu ndeyu mu yónnee ñenn ñi te yónnee wu ko tontu ma. non loolu. please tontu-moi sur ma question je dois passer mes publicités s'il te plaît. faut pas tirer la su Sonko waxu deful woon loolu suñ ko invité billahi suñ ko invité woon jox ko carte te demul dinaa ko yuuxu fii dinaa ko wax ni ko li nga def du yoon ana luy ndeyu mu invité ñenn ñi bàyyi ko parce que dañ koy xool. non je suis pas d'accord aujourd'hui avec toi Fadel je ne suis pas du tout d'accord ana luy ndeyu moo président de la République waaw xaaral ma eggale parce que sama kii day sama kii day nu mu tudd ana luy ndeyu Fadel s'il te plaît ana luy ndeyu muy am parti boo xam ne nii dañ ko registré mu doon un député ak lu mën a doon bind un livre de 250 pages sur le pétrole et gaz na ko jox lettre invitation. c'est que man su ma wax yaa ngi koy jéggi di ma dugal feneen. kay foofu la dugaluma la feneen Fadel. danga ma ne pourquoi wuy jiwul. mënuñu ko parce que moom dafa wax su dee wax lii lay wax. d'accord merci d'accord Fadel merci beaucoup respecte naa say idées très bien. waaw kay d'accord merci xaaral ma passer sama publicité yi rapidement jërëjëf Fadel rafetlu naa sa idée noonu nga ko mën a gisee mais président Macky Sall su fekkoonte ni li muy wax mi ngi ci moom bind ay lettre invitation na jox Ousmane Noreyni Sonko benn. xam na ni su ko joxee ci boppam ay kaas dana fa toj parce que benn am na xam-xam ñaar am na fit te ñetteel ba dana leeral Sénégalais yi la ñu fa doon waxtaanee mooy asaga ji pétrole ba moom pas pum gaz ba ci boppam pas pum la ca des mooy la nga xam ne asaka ci boppam la président gannaaw bu mu joxee contrat yi ba pare la ne kaay leen ñu num tuddati voilà donc xanaa ma ne caw rek daal di ci xaalu 116 bi ci boppam su ma nee caw ci xaalu 116 bi ci boppam daal di dugg Adja Khadi Food distributeur auditeurs yi ligne bi fees na dell mais ngeen may ma 3 minutes ma passer sama publicité yi très rapidement parce que ñoom ñooy fay émission bi Adja Khadi Food distributeur wax naa leen ko ba tàyyi mburu maa nga fa kaaru ngoon la dugg ci biir dugal ci enveloppe yi soo dugalee ci enveloppe yi ci boppam du jëm poste office yóbbul sa kër ci boppam koor gi jeex na wante mburu mu tàng maa nga fay continuer ci boppam su ngeen demee fekk ko fa ndawal yaa nga fa façon yàpp boo bëgg ma nga fa man di ma ci amal solo rek mooy xar mu jaasir ci boppam su ngeen ko jëlul jox leen ma ko su ngeen ma ko joxee man dinaa ko mën a yóbbu ci sama rakk ji nekk 111 soxna si togg ko yàlla may restaurant bu mag Afrique PC mandooy ci boppam aussi wax dëgg yàlla mooy docteuru cellphone yi mooy docteuru computer yi cellphone bu baax ñëpp ko bëgg soo demee moom njëgu càppi lay def tuut te teew te mi ngi ci xàllu 116 wi ci boppam téléphone am 917 334 60 90 mandooy nga fa di ma jaaxal nag mooy jaaxaan fii jàkkaarloog sa waa kër Sénégal te këy naan koc buntu ba yaa nga koy gis de te mandooy nee na système bi mu lay defal kat soo naan nuuj butuñ bi rek buntu bi ni kàccet daal di ubbeeku te lii bay wax ku ci am dooy sikki sàkka rek ñeel caw ci xaalu 116 bi wala nga woote 917 334 60 90 Serigne Moustapha Amar borom montar yu rafet yi mara di jëm ci Pikine African restaurant mooy restaurant bi nga xam ni meilleur service ñoom ñoo ko am Pikine African restaurant mooy restaurant bi nga xam ni set moo ko fi gën a def tey li gën a am solo moo di service client ci boppam manager bi ak ña fa nekk ñëpp di liggéey ils sont à l'écoute des clients loolu lu am solo la te teggi nga neex na su ma nee togg yi yéen dénkoom dégg nga maam lan doy seen sant togg yëpp ñu ne ma saf bay sàppaaral ma ni leen bu leen ma fontoo loolu du sant ñu ne ma xakay tonton Amar parce que loolu ci toggin wi la juus yaa nga ca fees dell nag ci frigidaire bi yéen lii baax na ci yéen ñu ne ma déet mag du gaawtu dañoo defar ñu neex lool nag wax dëgg yàlla nekk fii di leen fi xaar kon nag bismillah numéro téléphone 646 922 70 15 ma daal di jéggi nag mbeddum Saint-Nicolas bi ci boppam yéexee man daal maa ngi jub kër Kumba joo laa ngi naan réel coow loo xam ne nii tulleeg maa leen ma ni déet naa dugg ci biir parce que fii kat moom doy na ma daal maa ngi dugg ci biir di tax nag ma xam ne jàmm la ilaha illallah ña ngay xaqtaay bay tàppante bay yëkkati seen tànk te kat seen gémmiñ yaa ngi neen batt ñii naa noon su ma fi ñëwee ceeb tax ma ñëw fii mooy sama num tuddati moom la suñu téere wax ñii ni maafe bi nag yow ñii ni xanaa suppu kànje bi ñii ni xoolal dibi bi te li ñuy wax lépp kat soxna Awa Gumbale moom ma ngay
defar ma ngay arrangé ni te kat ku fa dugg ba ci man nii naan ataaya ak warga ba pare sooy génne di tàqamtiku numéro téléphone 212 866 39 00 bu leen fàtte nag wax dëgg yàlla Modou Wade day wax dëgg yàlla conteneur bi ñëw na ma nga toog ci buntu soppe Cheikhul Khadim yëpp ay yére ki dàll ki saaga lépp nga foofa su ngeen demee wax dëgg yàlla njëgu rafet da leen ciy defal man fi nekk nii wax dëgg yàlla la ma fa jëndee ci boppam saa bu ma génnee ñu ne ma loo foo jëndee fii ma ni leen ci Modou Wade ci boppam la laneen di ci des nag bu leen fàtte sama rajo de référence bi Pikine Diaspora rajo nga xam ne daanaka su ma siiwee moo ma siiwal dénkoom déngamaam particulièrement bitim réew ñoo tax ñu xam ma bu soobee yàlla su ngeen demee monsieur Sène nga fa di leen ko déglu dibéer ju nekk laneen di ci des moo di ñu war ko jàmbat moo di kër yee tax may wax restaurant yi ci boppam a tax may wax store yee tax may wax dafa am ñoo xam ne nii ay gan lañ ñu fa nekk te ñoom kat duñu fay du yaas duñu fay rent muy mbóot yeeg jinax yeeg kaña yeeg lépp ñu nga ci biir te duñu fay dara ñu ngi ci biir kër yi waaye nag particulièrement li gën a am solo moo di bàyyi leen xel ci matt yi ci boppam matt da ngay sumeeku feneen sax fu dul sa kër soo ñëwee andi nga ko sa kër mu nekk ci nu mu tuddati bi waaye nag borom ku dudd lakk ci boppam li tax ma di leen borom ku dudd lakk xalifaa ngi fi de moom mi nga xam ne moo yore Touba Salam lépp loo xam ne te ba fa bokkut ak ñeneen ñi parce que moom c'est un professionnel en la matière bokkut ak suy bale yi naan dañuy suy bale suy ba pare bale déedéet da koo jàng ci boppam ba ñu jox ko ay lijaasa kon nag ngal la waaye moom moo leen di tàqale ak matt yi fexe leen ba matt yi nga xam ne ñi ngi ci nu mu tuddati te duñ fay du yaas duñ fay dara te lépp lu ñu indi ci lekk gi ñu bokk ko ñun lekk jinax yi ñu indi bokk ko ñun lekk ci boppam kaña yeeg nu mu tuddati feli dem leen ci xalifa ci boppam moom su ngeen demee muy Touba Salam Extermination Services numéro téléphone am ci boppam xalifa muy 646 309 0198 646 309 01 98 ci boppam la donc am na ku nekk ci kii bi rajo Garbu Ganaar alors dafa woote ba pare xam naa ni kooku nu mu tuddatiwul xam naa ni dégluwul parce que retour amul donc li may expliquer rek di ko wax léegi Fadel mi dugg Fadel je ne suis pas du tout d'accord avec toi le président Ousmane Sonko su fekkoonte ne dañ koo jox convocation dañ koo invité te demul fii laa koy njëkk a crier ci rajo bi wallahi azim ci boppam mais président Macky Sall seet ñi nga xam ne suñ demee dañ koy tàccu ñi nga xam ne dañ koy caresser ñi nga xam ne ñoo dañuy num turati mu jël ñooñu pourquoi jëlul kii parce que kii bind na te borom xam-xam na te am na fit su demoon secret yu bari dina ko génne rajo Garbu Ganaar rapidement voilà donc loolu la woon damaa bëgg ñu xam ni suñu gisee koo xam ne nii day liggéey moo xam ne opposant la comme le président Ousmane Sonko jàppale leen ko su fekkente ni am na fit su fekkente ne am na xam-xam ak ku mu mën a doon ci boppam nee naa leen débat kay moom président Macky Sall moo yay bañ koo convoqué parce que su ko doon convoqué su demee dana leeral askan wi dëgg gi parce que li ñu doon woote li ñu doon wax mooy pétrole ak gaz ak lépp moom papum président joxe na ko ba noppi asaka ji ñu jox ni ñu am leen seen ñamu bët ci boppam loolu la président ni kaay leen ñu séddale ko moo tax dégg ngeen ni ko président Ousmane Sonko expliqué ni en amont ak en aval rajo Garbu Ganaar waaye dafa dag nga baal ma dama ne bu fekkoonte ne da koo jaar ci yoon waxtaan wi du ko jar waaw bu la dénkee lu te ne am réew waaw bala ngaa daaj benn pont war ngaa dajale assemblée nationale waaw waxtaan ak université wax nag borom xam-xam yi doo jékki ray xar mi lekk genn wàll gi sédd Aliou Sall sédd sa njaboot ba pare ñu bëgg laa défendre dialogue national c'est un crime oui crime contre l'humanité dëgg la bàyyi leen ko bàyyi leen le Sénégal nous appartient abat ñëpp ko moom ab dof nekkatu fa bu fekkee dañ laa dénk dara ab miir bala nga daaj pont laajal waa dëkkandoo yi laajal nit ñi exactement lànk laajul kenn daf la fi def ba noppi